Guy Marius Sagna ak juróom-ñaar ci ay ñoñom kaso la ñuy fanaani tey jii seen guddi gu njëkk kenn ca ñoom di Souleymane Jim moo ca am liberté provisoire. Air Sénégal di kërug roppalaan gu Sénégal gi daloo ñaareelu ko Airbus A330 néew niki tey ca Matam daay ya nga xam ni ñoom ñoo fay jip moom mooy sonal askan wa lu ëpp junni ci ay hectare foofu ca zone sylvopastorale ba daal di nañu koy yóbbu. ca Ndoukouma nag ca Saloum baykat ya daal di wan gannaaw li nga xam ni moom moo di point de vente yi ñu dooyee njaayum gerte mi fa ñu jëbali ci jamono ji moom mooy ci luuma yi dañ ci ànd ak ndaw la ñu toogal ca Saloum ak ca Ndoukoumane. tàggat yaram daañu ci ànd ak Abdou Diouf junior tour du web ak Abdoulaye Diop yoonu tollantigeeg Mamadou Amar Ndione bonne santé ak gan gi di colonel Maguette Mbengue muy directeur de lutte contre encombrement yi maanaam yaatal gi ñu yaatal meddi Ndakaaru yi waa ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu urbanisme ak hygiène daal di koy tëgg Seydou Nourou Ba dina ci séq waxtaan ak moom. mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ni tuut ñu indi ci ay faram-fàcce. Adi Ndiaye moom moo nekk ci machine bi nañ ko waxee ci bopp xibaar yi Guy Marius Sagna ak ñoñam juróom-ñaar ci ñoom tey jii seen guddi gu njëkk la ñuy fanaani fële ca kaso bu Rebeuss gannaaw ba leen doyen des juges dégloo daal dina leen teg ci seen kaw mandat dépôt kenn ca ñoom di Souleymane Njim moom rek moom moo ca am liberté provisoire Fama Dione gontoon na ci tribunal bu Ndakaaru. déglu ko Guy Marius Sagna ak ñu mu àndal ñu def ko ci kaaraange gu mat sëkk lu jege tribunal bi oto du dugg oto du génn ñu baare lépp loo xamante ni entrée la bala nga fay dugg faaw nga wiiri ba jaare ci buntu ba nga xamante ni moo jëm ca kaaf boobee Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal ñu egsi fa bu 8h jotee ñu tàmbalee leen déglu bu juróomi waxtu jotee ginnaaw gi la kenn ci ñoom am bàyyik ndegandiku tuumee dal seen kaw seen avocat di maître Moussa Sarr dañu ko limal. li ñu leen di toppee mooy pour juróom-ñett yi dañoo bokk ci dox ñaxtu boo xam ne yoon nangu ko mooy pour juróom-ñett waaye pour Guy Marius Sagna moom dañ ko yokkal leneen yokkal ko ne dafa jéngu ci ay homme de loi yokkal ko itam ne moom dafa fexe ba indi ay nit ñu dajaloo ci mbedd mi yokkal ko itamit ay actions diverses mooy dafa def ay yeneen ni façon ñaawteef donc moom lañ ci gën a topp moom lañ gën a bëri ay tuuma yu ñu teg ci ko amoon na lu jege juróom fukki nit yoo xamante ni ñëwoon nañu ngir mën a soutenir Guy Marius Sagna ak i ñoom nag ginnaaw bi ñu leen placé mandat de dépôt am nañu lu leen metti may mën a buso bi président Macky Sall taxawee ba léegi ñun xàmmeetuñu suñu askan dafa mel na te tappet gi nekk ci moom ak bëqët gi nekk ci moom la wàll askan wi yëpp ba tey fi nekk ni ñëpp a ragal parce que ñun mënuñu comprendre citoyen sénégalais bi ku la oo ci xeexu politique nga ne mbiru politique la ku la woo ci xeexu pétrole nga ne comprendre du ma ci dara mais ñuy ñëw ci sa biir poche di la sàcc di la fayloo loo xamante ne consommé woo ko ay nit taxaw ne dañ lay xeexal nga toog sa kër tëdd sa kër ñuy jàpp ñun di leen tëj ci tëj boo xamante ne teguwul fenn. ñuy fàttali ñoom ñi ñu placé sous mandat de dépôt ñi ngi amal ab xiifal ngir naqarlu seen jàpp kenn ci ñoom di Malick Diallo Biaye avocat bi di maître Moussa Sarr du ñu xamal ni jamono ji sonn na loolu terewul yóbbu nañ ko ndungu siin. Fama Dione ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média ñeenti simili moom moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi. RFM rajo askan wi. lenn ci askan wa yeewoo ca Sicap Liberté 1 wéy ba léegi di ŋànk fa ñu ŋànkoon seen suuf duñu nungu mukk kenn fuqar ñu ko ñu ciy joxoon benn jolo baaraamu tuuma kii di ab promoteur nee nañu la ko waral nee nañu ab projet boo xam ne nii ab immeuble boo xam ne nii dañ koy samp ca diwaan ba askan wa gis ni seen suuf la ñu bëgg a nungu te loola duñ ko nungu tey duñ ko nungu ëllëg niki tey ñu amaloon ci ab doxub ñaxtu dañ ci déglu Maxtaar lii di kenn ca ñoom ci micro Abdoulaye Diop. doxu ñaxtu bi wane la ñu metti mooy fii barab bi nekk na fi depuis 1958 bu jamono jardin public la woon yàlla atte mu dégradé wu bon subitement benn waaye ñëw indi ay kayit ne moom moo ko moom désormais ñu ne ko non nous sommes pas d'accord ñu dem gis ne ay kayit yu jaar yoon la yor kayit yu nga xam ne mucc ayib waaye boo seetee ca njalbeen kayit bi mu njëkk jot muy acte premier wu Sicap bu ko Sicap joxul woon kon lii yëpp du ci judd am kayit boobu c'est illégal c'est illégitime et c'est quelque chose nga xam ne dinañ ko xeex ba ñu robe ko trouver sa nullité c'est un espace public c'est un jardin public ouvert à tout le monde et pour réellement nag dinañ tegaat ay jéego mais am na lu ñu bëgg ñu ràññee ci suñu biir démarche fa am lu ñu dénk muy dañ ko fekk muy jàmm te ak lu mënta xew bu soobee yàlla jàmm jooju du yàqu danañ leen woon dox ci njëkk danañ leen wax
dox ci teranga nañ leen woon dox ci jàmm danañ leen woon ne dëkk bi nit mën na jaar ci yoon ba am lu mu bëgg te bakken du ci rot deret du ci tuuru déposé nañ ñu ngi tàmbale nañ joxe ay procédure ay kayit dinañu jël nañ avocat ñu ngi koy jaarale ci yoon li wérte wóor mooy dynamique bi ñu nekk ci xeex bi dafa gàtt lii ñun ñoo ko moom waa ji mënu ko jëlee suñu loxo. waa jooju ñuy joxoñ baaraamu tuuma di Assane Seck di promoteur immobilier yi mu ni ña doon manifester lu ndaw la rek ca askan wa te moom nee na këyit yi mu yor këyit yu wóor la ci ab titre foncier Assane Seck dañ koy déglu ci téléphone Abdoulaye Diop. tontu yiñ ci indi lu tuuti la mais ñi koy wax ñëpp duñu waa Liberté 1 c'est une partie de Liberté 1 peut-être mais man lépp lu may def ci yoon laa koy teg du ma tooñ te dama bëgg nekk gor gu set wecc ma yaakaar ni nag ñoom ñi fa dëkk ñëpp ak ñiy wax dañ fa am kër jënd ko ki leen jaay moo ma jaay mais man titre foncier individuel laa te dama ko jënd fañ ko war jënde defar ko te du ma ci tooñ kenn nag yàlla rek a tax may wax ndax ci Sénégal ci Liberté 1 def naa fa lu ëpp li ñuy wax te defuñu fa dara ñoom ñu fa dëkk mais nag indiwuma suuf moom kenn mosuma xam ma ci xëccoo te du ma ci xëccoo incha allah man comme kayit yu nekk ci yoon laa bëgg am kay kon kay buñ ko yóbboo ci yoon wax ji jeex na yoon kay yoon rek lay atte man de du ma leen yóbbu avocat man de du ma leen yóbbu fenn laa wax xam naa nag nu ñuy def parce que xam naa ni Sénégal ku am droit la loi est là pour te défendre man comme nag wax nga ni am naa titre foncier kon tooñu ma kenn te duma tooñ kenn incha allah. ñeneen ñu nekkoon ci mbedd mi ni ki tey jii mooy askan wa yeewoo ca jaxaaw moom ñàkku kaaraange ga nga xam ni moom mooy lëmbee foofa ca peggu ko Fatick ga moom moo leen metti lool ñu ni càcc ga ak congu leen di congu nekk na loo xam ne nii lu ñuy faral di jànkontoo la Aminata Goudiaby. ma tëjee la bu ma fayee sama lampe bi ma taal lampe ëtt bi. ndaw si nag day nettali lu metti li nga xam ni moom la dund guddik ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre bi ñu weesu ay defkatu ñaawteef yu yoroon ay ngànnaay ñoom ñoo dugg biir këram fekk ko fa mook jëkkëram ji nga xam ne commerçant la dóor leen ba moom mi sax dañ koo gaañ ci bët bi gaañ gu metti loolu nag tax askanu jaxaw ne ñoom nekkatuñu ci kaaraange Baaxel Dieng moom jaxaw la dëkk. tiitoon nañ nag gaa gën a yokk ci bat yi ndax li fi xew bët ki dem fekk leen ci seen biir yi nekk yow gardien yi dóor leen bañ bëgg a dee fekk ko fa dóor ko dóor yu metti jël seen xaalis. askanu jaxaw nag dañu wàccoon ci mbedd mi ngir rek lu ñàkk kaaraange googu tey itam di sàkku ci kilifa yi ñu tabaxal leen fa brigade de gendarmerie arrondissement Ndiop bi nga xam ne fa la ñu bokk juróomi commune moo ko séq waaye benn ci ñoom amu ca brigade de gendarmerie moo tax ñu yàkkamti ko Mamadou Ba moom moo yore seen kàddu. vol ak agression yi dafa bëri moo tax ñun ñu jóg manifester wu lancer un dernier cri de cœur pour que poste de gendarmerie bi mun a am pour que la sécurité des personnes mun a antu ci gendarmerie Fatick lañ dépendre xam nga foofu pour nga woo gendarme mu ñëw day fekk kii def na li muy def ba dem. ñu ni jaxaaw fi mu ne yar fa ak jur sax daanaka kenn defatu ko fa ndax sàcc gu metti Mohamed Ndiaye moom mooy imam ratib bu jaxaaw jur gi sax ndax boo yaree ba am yaakaar rek genn guddi la ñuy ñëw rek daal di leen yenu oto lañ koy yëpp te xam nga oto bu yëpp ay jur di yéeg ci kaw tali kooka boromam ñàkk na te dañuy yore ay ngànnaay. éclairage public bi itam foofee ca jaxaaw askan wi di sàkku ci autorité municipale yi ñu gën koo yokku. lu jaaykat laa ca marché ba waaye su may ñibbi guddi damay xalaat bi ma yóbbu bi sama kër sama morom noonu timis bu jotee ñu laf de horaire yi saxaaratuñu leen pour jaay leen seen i ca ndax ragal lamp yi war nañ koo yokk. bi ñu defee seen marche boobule dem nañ ca sous-préfecture teg fa seen mémorandum ba ñu mën leen ko yéegal ci kilifa yi Aminata Goudiaby Fatick RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dem ba ca Matam foofa daaya nga xam ni moom moo fay jëpp moom mooy sonal lii di askan wa rawatina baykat ya ndax lu ëpp junni hectare nekk na loo xam ni tàkk na ba jeex foofa ci benn pàccuk zone sylvopastorale bi mu di ay périmètre yoo xam ne nii daal ma nga fekk baax ca Kidira Bakel Kanel wala Ranérou Ferlo ñu ni nag jamono ji nga xam ni nawet bi mi ngay jeex mu mel ni mbir yi dafa nekk loo xam ne ni dafa gën a takkarnaase moom moo tax ñi di càmmkat ya ak baykat ya nekk ci tiitaange président conseil départemental bu Ranérou la mu bëgg moom mooy ñu booloondoo di xàccandoo ngir mën a dakkal lu ni mel Ali Bandel Niang moo ne sax de noppeeguñu xayma li nga xam ne ñàkk nañ ko maanaam nërmeel bi production agricole bi nërmeelu ren gannaaw taw bi nga xam ne ñëwul woon bu baax a baax mbay mi nga xam ne nag moo yore woon yaakaar gi tamay jafe-jafe yu metti lay jànkoonteel ndaxte nag ci nawet gilee bi doxub Sénégal bi yéegee ay téeméeri hectare moom yàqu nañu maanaam inondé nañu woon di ay périmètre nag yi nga xam ni seen ay borom sax jotuñoo dem ci campagne bi Ibrahima Thioub mooy seen njiit. On est obligé d'arrêter la campagne de cette année on n'a pas pu aller en campagne. waaw ren moom xam nga
na donte taw bi amul doxub Sénégal gi feesoon na ba mu jéggi dayoo mu daal di wutali tool yi ay téeméeri hectares jot nañoo inondé gisuñu dara nag du benn ndimbal lañu gis ba tax sax am na ñoo xam ne sax dugguñu woon campagne boobu itam bokk na ci jafe-jafe yu njëkk. non pas pu aller en campagne au niveau du casier de Matam. waxtu wi na nga xam ni ñu ngi may dëgmal di wutali campagne bi ñu dippee contre saison froide ni ndox mi ñàkkee ci dexub Sénégal gi kat tiital na baykat yi. Il y a le fleuve qui a complètement baissé et il y a même des périmètres qui peinent vraiment à terminer leur campagne. li ñu xaw a jaaxal kay moo di gannaaw ñëpp xam nañ ni ren taw amul woon donc dugub amul yaakaar yëpp ngi aajo woon ci mbayum irrigué bi maanaam mbayum ceeb bi waaye tey jii li ñu tiital moo di ñi nga xam ne sax demoon nañu campagne wóoru leen ndax xam dinañu boucler seen campagne ndax dex bi wàcc na wàcc bu jéggi dayoo tiitaange moom am na ren kilifa yi foog ñu jóg taxaw pour que ndox mi mën a ñëwaat ci fàttali nag am nag léegi ñaari at njiiti réew mi di président Macky Sall moom moo interpellé woon kilifa yi OMVS ba ñu daal di feesalaat dexub Sénégal gi ci jamono yooyee sax xanaa moo suturaaloon baykat yi nga xamante ni dañoo lottoon gannaaw ñàkkum taw bu fës bi fi amoon na mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. dem ba ca Kaolack foofu ki nga xam ni moom moo di njiit le kuréel gi boot maanaam fédération bi boot baykat yi nekk ca bassin arachidier di laaj sax lan moo waral ñu samp ay point de collecte ak ay point de vente ci wàllum njaayum gerte mi foofu ca bassin arachidier ndax nee na juróomi ati yàllaa ngi nii ñoom baykat ya gisuñu ay point de collecte nee nañu loolu la ko waral rek moom moo di marché gerte gi dañu ko libéraliser naam sax su fekkee ni ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ay point de collecte lañ fa samp officiellement Sénégal def lu ni mel waaye loolu nekk na loo xam ne ni mel na ni sax teguñu koy gët Ibrahima Diame. bi ñuy waajal lii di campagne de commercialisation arachidière bi maanaam jaayam gerte gi waa Sénégal àndoon nañ ak huiliers yeeg ñii di opérateurs yi ngir nag séddali lii di point de collecte yi ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar lañ reteniroon pour zone centre waaye ci gis-gisu Ibrahima Badiane di président fédération des paysans du bassin arachidier point de collecte yooyu le daanaka amuñu benn njëriñ tur yi rek ñoo fi nekk. point de collecte ku koy tudd sax dafa may jaaxal ndax juróomi at a ngi nii kenn déggul point de collecte kenn gisul mbaar gars yi oto la ñuy yore ñëw ci dëkk jënd dem seen yoon te ñu ngi doon jënde prix boo xam ne baaxul kon jarul sax ñuy gestu point de collecte parce que damay ragal sax nga gestu ko mu ñëw te bu ñëwee du baax ci béykat bi. ci gis-gisu président fédération nationale des organismes privés stockeurs di Cheikh Tall boo gisee mu mel ni point de collecte yi doxul ni ñu tëralee li di marché gerte gi la. point de collecte moom dañ koy ubbi waaye nag gerte gi dañ koy libéraliser donc nekkul ne opérateurs yi rek ñooy jënd gerte am na ay yeneen kuréel ak yeneen nit yu jënd gerte même sax di ko yóbbu feneen fu dut huiliers yi donc loolu moom muy noonu. point de collecte officiel nag boo ko gisee nguur gi moo ko doon def ngir bañ ñi di opérateurs yi jaar yeneen yoon di jëndee li yees prix officiel waaye béykat yi gis ne jamono weesu na ndax prix bi ñuy jaayee feneen moo gën fuuf bi ñuy jaayee ci point de collecte yooyu la. te ñun ñu ngi ñuy fekk si boo fa ñu dëkk di ko jëndee juróom fukk kon point de collecte jaru ko. li ñu waral di jënti fi mu toll nii nag moo di semence su déwén ndax buñ ci teelulee jóg ñeneen ñi gis nañ ne dina manqué huiliers yi nag ak ñii di OPS yi bu yeboo ñu yokk seen loxo jëndee lu wees 210 ngir mën a am matière Ibrahima Thiamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima foofa ca Saloum fu ko soriwul lool di ca Ndoukoumane ca Kaffrine foofa baykat ya ñoom dañoo wan gannaaw lii di point de collecte yi daal di yóbbu seen i ëreen rek fële ca luuma ya di marché hebdomadaire yi ñoom opérateur privé stockeur yooyu nee nañu sax la ñuy tiit moom moo di jiwu manqué ci réew mi su fekkee loola wéy na bu fekkee kilifa yi tamit jëluñu ci ay matuwaay Oumar Ndiaye. njàqare ak yaakaar gu tas la opérateur privé stockeur yi nekk ci diwaanu Kaffrine am ci ndorteelu campagne gerte gi li ëpp ci gerte yi mu ngi ci luuma yi point de collecte yi moom amul benn doomab gerte bu ñu fay séen Babacar Cissé moo di président coopérative bu Nganda. amagul benn point de collecte boo xam ne commencé na dafa am beneen circuit de commercialisation boo xam ne mooy les luuma ay chinois da leen financé nekk ci hors circuit prix bi teg nañ ci tuuti ba nga xam ne baykat yi même opérative sax am na ñoo xam ne ñi mu ñu taxawal seen point de collecte vu la situation très grave même. lu ni mel mën a jur ay jafe-jafe ci campagne bi rawatina baykat yi bu ñu sukkandiku ci secrétaire général des paysans du bassin arachidier Cheikh Tidiane Cissé. point de collecte moom benn doxu ci parce que gerte gi kenn mënu ko jaayee ci 210 ren parce que li problème bi mooy exportateurs yi ak chinois yi jënd exportation la ñuy yóbbu te duñ yóbbu gerte gu bon état war na koy càmbar xool ko nan la war a mën a defee ba nga xam ne ëllëg si biir semence dana nekkee benn boor dégg nga commercialisation nekkee beneen boor ba nga xam ne kenn du laal sa morom.
ngir fàggandiku ci lu nu mel jot na nguur gi joyanti njëndum njaayam gerte bi ci diwaan bi Babacar Cissé. wax le ministre mooy na def tout pour cibler certaines zones yi nga xam ne nii c'est des zones am gerte gu baax mais mu am fa ay commission pour jéem a récupérer de la bonne semence à partir de ces zones là. lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukki jàpp téeméer ak juróom-ñett fukki point de collecte moom la ñu xaar ci diwaanu Kaffrine waaye daanaka point de collecte yi ci fonctionné lu néew la Kaffrine Omar Ndiaye RFM. liggéeykatu SDE di wéyal seenub grève gannaaw seen ndaje mu yaa mi ñu amaloon ni ki tey xappatiwaat nañu ñaari fan yi yàlla ni dañ koy bank seen yoxo maanaam grève bi day wéy ba àjjuma loolu la ñu xamle ni ki tey ji grève boobu nag jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu ndox mi ak assainissement jàppe ko ni ab sabotage la loolu la yëkkati tey jii ci réunion conseil des ministres Serigne Mbaye Thiam di xamle ni sax def nañu ay réquisition ya ca war ba lépp li nga xam ni moom moo di service public bi ñu daal di koy matale ci anam ya mu gën a yéwéne naam sax ma ngay xamle di ko xupp ni bépp manquement daal buñ xam ni ràññee nañu ko dinañ jël daan ya nga xam ni moom moo ca war mu yëkkati lu ni mel ci conseil des ministres ni ki tey jii conseil des ministres boobu ni ki tey examiné nañu adopté tamit projet de décret bi nga xam ni moom moo jëm ci wàllu ko tabb ñi nga xam ni ñoom ñoo war a bokk ci comité de pilotage bu dialogue national daal dinañuy adopté waat ak examiné tamit projet ba nga xam ni moom mooy taxawal règle ya ñuy organiser ak nanuy doxale googook kuréel mu di loo xam ne nii jëlee nañ ko ci réunion conseil des ministres bi amoon ni ki tey jii maître Abdoulaye Wade njiitu réew ma woon tey jii ma nga woon ca njabootuk Senghor fii ci Fann résidence ca kër ga demoon jaale ji soxna sa Léopold Sédar Senghor moomu faatu di Colette Senghor moom njiitu réew ma woon daal dinay rafetlu rek tànneef gi nga xam ni kii di Colette Senghor def na ko ngir ñu mën koo denc fii ci Bel Air ci wetu borom këram nga woon di Léopold Sédar Senghor ak ci wetu doomam ja di Philippe Maguilène Senghor. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Air Sénégal di këru roppalaan gi Sénégal moomal boppam daal dinay daloo ñaareelu ko fofal naawam di ab Airbus A330 Neo ñu duppee ko sax Sine Saloum njiitu réew mi Macky Sall moom moo jiite woon boobu cérémonie daal dinay wax daal ni commandé nañu lu toll ci yeneen juróom-ñetti avion ngir compagnie bi loolu nag mu ngi sàkku ci responsable yi ñu gérer lu ni mel maanaam doxal ko ci anam ya mu gën a yéwéne Abdourahmane Diallo. Dakar xat lool ak ay embouteillage am waaye ginnaaw bi mu jotee ñaareelu avion Airbus A330 Neo bi ñu duppee Sine Saloum Macky Sall di xamle ni def na commande yeneeni avion. Avec cette acquisition notre pavillon. ak avion bi ñu dalal fu mu ne nii Air Sénégal am na lu toll ak juróom benn avion te tamit commandé nañu lu toll ak juróom-ñetti avion A220 300 Neo. A220 300 Neo. njiitu réew mi di ñaax direction Air Sénégal ñu téye compagnie boobu ci anam bu jàkk. La négligence et les passe-droits. ñàkkum farlu ak ñàkkum Pastef jëmeewul mbir dara africain yi xam nañ ko ndax Air Afrique fii la jaar te tamit Sénégal amoon nañu yeneen compagnie waaye gis nañu fu ñu mujjee. Compagnie nationale du Sénégal. Macky Sall tamit di xamal ay ministre am ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci administration bi saa yu ñuy voyager nañu jël Air Sénégal. Tout comme je tiens à ce que. li ma bëgg mooy ñu ne ci gouvernement bi yépp ak société yi nga xam ne tamit ci nguur gi la ñuy liggéeyal ak ñi nekk ci administration yi saa yu ñu dem mission ñuy jël lii di Air Sénégal ndax mooy suñu yëf. La compagnie nationale pour leurs missions officielles. avion A339 Neo bii nga xam ni moom la ñu duppee Sine Saloum le 12 décembre lay commencé dem ak dikk bi avion boobu nag lu toll ak ñaar téeméer ak juróom-ñeenti fukki place moo ci ne RFM Mbour Abdourahmane Diallo. des ci wàllug dem geek dikk gi waaye ci suuf ci tali bi ak embouteillage yu métti yi nga xam ni moom moo am ci Ndakaaru jëwriñ ji ñu jënk lépp lu jëm ci wàllu transport terrestre ni dinañ jël matuwaay ak i dogal yu am solo mu ngi ko xamle moom Omar Youm tey jii ci kanamuk ñii di député yi ca pencum ndaw réew mi loolu nag nekk loo xam ne nii mi ngi am tey jii bañ doon ko doon wooteel COPER ya nga xam ni moom lañ ko nattal ngir mu doxal ministère am Amadou Sabar Ba.
Dakar xat lool ak ay embouteillage am waaye jëwriñ bi ñu dénk wàllum transport di xam la ne dina ci indi ay jéego yu am solo maître Omar Youm. mais li ñu gisagum léegi mooy nañu respecter réglementation bu ñu respecté woon réglementation rek ci circulation déjà jàmm nañ ñooy ba pare nag ñu ut li nga xam ne nag mooy police ak gendarmerie fi ñu war a ne ñu taxaw fa pour may doole agent de sécurité de proximité yi nga xam ne ñoom la ñuy gis ci carrefour yi te malheureusement malgré seen volonté amuñu autorité bu doy pour mën a def liggéey bi. beneen jafe-jafe bokk na ci oto yu màgget yi nga xam ne ñooy daw ci tali yi jëwriñ bi ñu dénk wàllum transport di xam ne dina am ay réglementation ngir rek ñu gën a mën a ñoŋal li nga xam ne mooy secteur bi. chaque année di perte 100 milliards 1998 ba léegi presque mat na 2000 milliards loolu mënul TER bi mënul àgg foofu. TER BRT réuni mënul àgg foofu donc affaire bi amul solo li ci am solo mooy li ñuy liggéey dinañ ko àggale ci jàmm fan yu néew mu nekk njëriñ ci askan bi ñëpp di ko gis di ko jëfandikoo. ñu laaj ko ci li nga xam ne mooy train express régional maanaam kañ lay daw ak tamit njëg li ñaata lay doon waaye maître Omar Youm di xamle ne fi mu toll nii kenn jàppagul benn prix ci loolee noonee te boobile train sax dina daw ci atum 2020 bi ñu jëm ci mois d'avril bi. lu tolloog juróomi waxtu maître Omar Youm bi ñu dénk wàllum transport ak lii di désenclavement jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy ndaw réew yi waxtaan ci ponk yu bari bokkoon na ci li nga xam ne mooy chantier yi tàggatémbe ci yenn dëkk yi ak pont yi nga xam ne dañ ko war a jagalaat bokk na ci bu Richard Toll wala Émile Badiane wala tamit lii di pont bu Bayla ak pont bu Diouloulou. moom ministère boobu di Omar Youm ba mu jiite lan ko dogal ci ay koppar maanaam budget ba ñoo ngi ko xayma ci 200 ak juróom ci ay milliards yu tegal 200 ak juróom fukk ci ay millions yu tegal 200 ak juróom benn fukk ak juróom benn ci ay junni loola ñu gis ni ak yokkute goo xam ne nii toll na ci 23,94%. tàggat yaram Abdou Diouf Junior ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj dañ koy doore ak football tournoi bu UFOA A Sénégal dem na final. dafa daan sànq ñii di waa Gambie 4 bal ci 2 ñeent yooyu nag ci wàllu tir au but la Sénégal kon ndaw yi amagul 20 ans ñoom ñoo daan waa Gambie gannaaw bi nga xam ne jongante bu jeex na tàkk li ñu leen mayoon ci ay simili ñaari équipe yi dañoo temb woon ku nekk benn nga dugaloon sa kangi morom kon nag ci wàllu tir au but la Sénégal mujj jëlee ndam li. daal di jàll kon ca final ba fekk ji fa suñu yeneen dëkkandoo di waa Mali yi nga xam ne ñoom ñoo daan ñoom itamit ci ngoon ñi nga xam ne ñoo di waa Sierra Leone 1 bal ci dara Alaaji Ndate Diop lépp loo xam ne ay xibaar la ci wàll woowu daañu ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo. kon final lay doon diggante Vert-Jaune Rouge Malek Sénégal. mu ngi noonu. ñu des ci football championnat national ci 2e division bi Kër Madior la mu bëgg moo di yéeg boobee nag ñoom ni ñu koy defee ñoom waa Kër Madior moo di fexe ba sukkandiku ci li ñu jotoon def ci at yi ñu weesu ngir gën a am ndëgërlaay boo xam ne dafay taxaw may leen ñu xam bu baax a baax Ligue 1 bi lan la ak lu mu wundu waaye itam nee nañu daal lépp loo xam ne jëm na ci ay taskatu xibaar lan laa bëgg a wax ni ay joueurs yoo xam ne daanaka. taskatu xibaar la waaw mbir la laataa may dugg ci studio bi lépp loo xam ne kon ay joueurs yu baax la dem nañu wuti ko muy ca Gambie muy fii ci Sénégal ngir mën a am taxawaay bu dëgër ren ji ci Ligue 2 ba mën a jàll ci Ligue 1 dañuy déglu ci wàll wi vice président bu Kër Madior di Pape Djibi Diop. ñaari at yi ni nga ko waxee nekk nañ Ligue 2 mais dañu jàppoon ci suñu xayma ne ñaari at yi dañu waroon nekk Ligue 2 benn pour jàng pour xam yëf yi nu muy doxee pour mën a am xam-xam ak xarale boo xam ni danañu jox kattan ak man-man yoo xam ni bu ñu demee ci kanam du ñu am ay jafe-jafe la ñu nattoon ci ñaari at yooyu mooy bañ a wàcc des foofu pour jàng loolu yàlla dimbali nañu ko ba ñu am ko ñu dugg nag ci ñetteelu at bi jàpp nañ ne xam nañu yëf yi nu muy doxee war nañu mën a góorgóorlu yokk tamit suñu pas-pas ba nga xam ni tey jii dañuy jóge fi ñu nekk dem ca kanam di ci liggéey nag am matukaay yëpp ñu jël ko ci njiitu président Mohamed Diouf pour liggéey bi gën a dox pour ñu mën a avancer ba bër bi jotee xayma nañu lañ liggéeyoon natt ko ba jàpp ay takk yooyu nag moo ñu indi ci ñu jël yenn dogal yi indi nañu koo xam ni mooy tàggat xale yi ku bees su mel ni Malick Diop am na expérience u Ligue 1 Ligue 2 am nañu tamit xale yoo xam ni yaakaar nañ ni lu ñu bëgg mën nañ ko indi ay joueurs yoo xam ni ñi jóge nañu Gambie ñi jóge nañu Guinée ñi jóge nañu Sénégal booleeg ñun aussi produit yoo xam ne nii tàggat nañ leen xale yoo xam ne ñu ngi doon di liggéey depuis ñaari at ci formation bi pour ñoom aussi ñu ñëw nekk ci équipe bi yaakaar nañ ne bu ñu boolee ñoom ñëpp li ñu bëgg yàlla mën nañ ci dimbali te ñu góorgóorlu
góorgóorlu liggéey bu baax bañ yàkkamti. jugee Sénégal fii dem ba ca Europe Angleterre Liverpool ak Sadio Mané. am na loo xam ne taxawaay la bu mucc ayib Sadio def ko ci boobu la jongante bi nga xam ne mu ngi wéy ba léegi ñu ngi ci juróom fukk ak ñaareel bi simili Sadio Mané lan la def benn but ak ñaari passe décisive mooy bal boo xam ne yaa koy mujjee laal jox ko ci joxin wu mucc ayib kan ko jox daal di koy dugal loolee la def moom Sadio Mané muy ay jaloore yu am solo yoo xam ne mu ngi koy def jamono ji diggante Liverpool mi jiitu ñeenti bal ci ñaar seen diggante ak waa Everton kon. Liverpool jàppe ko ni mi ngi tontu. waaw mi ngi tontu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jàppoon ne mérité wul ballon d'or bi te tontu bu mucc ayib sax la ndax jamono jii moom moo yor bal ba déet ñàkk na ko waaye jàppal ne rek mu ngi wone boppam bu baax a baax ci bile jongante yeneen jongante yaa ngi daw ba léegi ca Angleterre jàppaleen ne ci jamono ji Leicester mi nga xam ne su gañee dina jëlaat ñaareelu place bi moom moo jiitu seen diggante ak waa Watford bu Ismaïla Sarr mi nga xam ne dafa door boobu la jongante ñaari bal ci dara. beneen jongante yi itam boo xam ne mu ngi daanaka jeex nañu bi ci mel ni Southampton mi dóor waa Norwich ñaari bal ci benn Wolverhampton itam dafa daal ñi nga xam ne ñoo di waa West Ham ñaari bal ci dara Chelsea noonee la def daan ñi nga xam ne ñoo di waa Aston Villa ñaari bal ci benn waaye jongante ngi nii ñu doon ko xaar bu baax ci Angleterre tey jii muy diggante Manchester United mi José Mourinho yoroon ay jamono te mu jóge fa ci jóge boo xam ne daanaka xaw na taqu suuf ak Tottenham bi mu yor jamono ji daanaka Manchester moom moo leen dalal ba noppi daan leen ñaari bal ci benn loole du neex Joseph Mourinho waaye lii neex na Ndate Diop ndax jamono ji Paris Saint-Germain fële ca France ci 16e journée bi moom moo jiitoogum waa Nantes benn bal ci dara Paris Saint-Germain nag Neymar moom moo dugal seen bii boobule jàpp leen ne kii di Idrissa Gana Gueye moo ngi ci biir terrain bi di football jamono ji ñeneen ñoo xam ne ay doomu sénégalais lañu football nañu ñàkk nañu moo di waa Metz Opanguet ak Habib Diallo ñii di waa Rennes ñoom ñoo leen daan Rennes bu Edouard Mendy mi nga xam ne football na match ba mu jeex ak Mbaye Niang ma dugg ca ñaareelu xaaj ba Rennes moo daan kon benn bal ci dara ñii di waa Metz Amiens ak Reims boobu la jongante dañu ko ajandi waaye Saint-Étienne dafatina jaloore tey ji ndax dafa dalal waa Nice ñeenti bal ak benn daan la leen daan ñii di waa Monaco dem fële ca Toulouse daan leen ñaari bal ci benn Dijon ak Montpellier dañoo tembo ku nekk ñaari bal nga dugal sa kangi moroom. jërëjëf Abdou Diouf Junior. daleen ak jàmm Guy Marius Sagna ak i ñooñam dinañu fanaan seen guddi gu njëkk ci kaso bu Rebeuss Seneweb.com di xamle ni teg nañ leen ci mandat de dépôt ginnaaw ba leen juge d'instruction daal di dégluwee ci juróom-ñeenti ñi nga xamante ne la ñuy tuumal Souleymane Djim moom rek moo daal di am ab bàyyub ndëkkandiko suñu sukkandikoo ci site bi juge bu amul papier amul machine ngir dëggal ay dogalam kookee moomul boppam déclaration bii nag premier président bu cour d'appel bu Dakar moo ko xamle moom Demba Kandji ci leeral.net moom mi lay yëkkati yële kàddu si ginnaaw ba ñuy amal cérémonie remise matériel jox ko ñi nga xamante ni ñoo di ñi yëngu ci wàllum yoon ñu xayma ko ci koppar mu toll ci juróomi téeméeri millions si suñu ay koppar mu ñeel ay matériel informatique ñoomin seen ci jamono yooyu njiitu réew mi Macky Sall moom daal dina dalloo àllarba bi ñaareelu Airbus A330 bu flotte aérienne bu Air Sénégal mu nekkoon ab porox ndool ngir Macky Sall mu daal di jagleel ab message ñi nga xamante ni ñooy liggéeykat yi senenews.com ni Macky Sall wax na leen ni yéene suñu ay gaynde ci kaw jaww ji lu ëpp ñetti junni doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan at bu jot ci tali yi li ko waral di accident yi chiffre yooyee jëwriñ bi ñu dénk infrastructure ak transport terrestre ak lii di désenclavement di Omar Youm moom moo ko xamle te Actusen.sn daal di koy jëlaat moom mi lee doon janook député yi ngir défendre budget programme bu atum 2020 Seneweb.com ci jamono yooyu di ñu xamal ni kii di Mansour Elimane Kane mujjee nañu ko tabb ambassade du Sénégal foofee ca États-Unis communiqué bu conseil des ministres moom moo ko xibaar mu wut bërëb ba ki nga xamante ni moo di monsieur Mamar Diop ñu jaaree noonu uti bitim réew ak RFI.fr bi ñuy xibaar ni États-Unis googee sax dinañu tabb ñoom ab ambassadeur foofee ca Soudan mu nekk lu njëkk ginnaaw ñaar fukki at ak ñett xibaar bi àllarba bi la ko Mike Pompeo daal di xamle moom mi jiite diplomatie bu réewum États-Unis tur web bi fi leen ci taxawandi ak yéen di leen jaajëfal
dal leen ak jàmm ñu yeggali sunu focus ci ni ñuy utiliser pesticides yi nga xam ne mooy aar gàncax gi waaye di andi ay loraange bu ñu sukkandikoo ci étude boo xam ne waa PAN Sénégal def nañu ko ñu bëri xamuñu nu ñu koy jëfandikoo Abdoulaye Diouf di njiitu union producteur maraîcher yi ca Jandeer ak Kayar. baykat yi dañu dëgër bopp te it produit njariñam bariwul parce que li tax ma ni bariwul mooy da nga gis at mu ne mu lor ay baykat lor jur gi ba ci picc yi naaw sax daf leen di lor kon suñu waxee ni war nañu seet yeneen solution yu war a mën a doxal mbay mi te du doon produit du fi jeex ndax gàncax du dund ci produit ci fumier organique si lay dund lu mel ni tos lu mel ni compost lu mel ni fumier nag bi yooyu du jeex ci dëkk bi mais nit ñi jàpp nañ ni ku produiwul sa tool rek doo am gàncax gi la gënal te it en général boo gisee ci jaaykati produit yi baykat yi ci ëpp yàq nañu seeni tool parce que ñii bay xamuñu lan mooy étiquette bi ñi koy jaay xamuñu yow nit ñëw ni la sama gàncax nangam moo ci am comme maladie nga yëkkati benn litre produit ni ko moo ci gën mu dem produit ko mu lakk toolam ba mu jeex kon loola lor na ko lor ñi waroon a consommer tamaate boobu wala su boobu kon loolu lor la may wax toujours ni produit yi nga xamante ni état daf ko tere woon lu mel ni ay dimitewaat lu mel ni keltaan lu mel ni lanaat yooyu yëpp ñu ngi tey sur le terrain. Jéeri Gaye jàpp ne ni ñuy jëfandikoo pesticides yi foog ñu bàyyi ko xel bu baax a baax moom mooy secrétaire général bu fédération maraîcher yi nekk ci zone des Niayes bokk tamit ci conseil d'administration bu CNCR. pesticides yi am na benn borom xam-xam bu mag jox professeur bi yàlla dafa doon wax ne mal nécessaire la maanaam lu bon la daal waaye lu ñu mënula bañ la waaye comme nee nañ loo am na daal am na lu ci bon donc moytu ko dafay doon lu jaadu fi mu nekk moytu ko bu ngi commencé d'abord ci xam danger yi ci nekk te danger yi nag pour nga xam ko foog ñu jàngal la ko foog ñu wan la ko aussi ba nga mën koo moytu. lan la CNCR mën a def ak tamit yenn organisation producteurs yi. CNCR li muy def ci loolu la dëkk te mooy yeete xamle former aussi producteurs yi ne lii daal am na si loo xam ne ngaañ la donte am na ci lu baax loo xam ne parce que xam da leen di dimbali pour ñu aar li nga xam ne moom la ñuy bay mais comme am na ngaañ fexe ba xàjjatle li nga xam ne ngaañ la nga mën koo moytu li nga xam ne lu baax la nga mën koo jaar pour jëfandikoo ko pour mu dimbali la ci liggéey donc CNCR li muy def mooy bés bu ne ci loolu la nekk d'ailleurs mooy di sensibiliser di wax di former di yee baykat yi pour loolu nga xamante ni ñiy dëkk ak moom di ciy ngaañ ñu mën koo moytu li siy njëriñ ñu mën a dund ak moom. foofu rek ñu tàggat baykat yi ñu xam na la ñuy jëfandikoo pesticides yi Abdoulaye Diop di jokkalante ak coordonnateur comité national bu SILS fii ci Sénégal. pesticides yi dafa nekk loo xam ni lu dangereux la war nañ cee gëstu def ci lépp ba nga xam ni def ci ay jàngat ba nga xam ne ëllëgër si biir danañu mën a aar mbay mi aar santé population yi ak santé producteur ndax li ñu bëgg suñu réew mooy ñu am une bonne production agricole ñu am production boo xam ne non seulement dafay production bu durable la mais ñu aussi aar santé population yi santé production bi war na nga xam ne dañ leen di encadrer ba ñu mën a xam naka lañ ko utiliser ko de façon rationnelle ba xam ne du leen gaañ du gaañ meññeent bi du gaañ aussi producteurs yi du gaañ aussi sunu environnement parce que am na solo waaye nag war nañu respecter normes yi conditions d'utilisation yi war nañ ko respecter war nañu respecter dosage yi war nañ ko xam. mbay moo xam ne kenn di utiliser tooke mën naa nekk saafara Khadijatou Sow ingénieur ci agroécologie ak agriculture durable ca association sénégalaise de normalisation. pesticides yi moom kenn umpalewul ni ñuy def ci yaram. feebar yi mën nañ ci lim entre autres cancer mën nañ ci lim intoxication yi nga xam ne dafa courant léegi foofu point boo dégg naan après lekk bi intoxiqué nañ ak yooyu pour régler loolu nag gaa mënuñu xëy rek tere utilisation pesticide mais yan pesticide la ñu war a utiliser ak naka lañ ko war a utiliser ban dosage ban alternative lañ ko war a def ban distance lañ ko war a def ak leneen sensibiliser producteurs yi former leen xamal leen lii nañ ko war a defee nii lañ ko war a utiliser wala lan à moins que ñu bañ a utiliser pesticides yi ñu jéem a ñoom seen biir ku yor sa tool jéem seet yeneen méthode yoo xam ne ñu ngi leen di woowee alternative maanaam boo bàyyee bi utiliser beneen maanaam tey jii boo jiwee soble bu ëllëgee bu fa jiwaat soble boo ko dindee ji fa tomate wala lan nga jël soble be tomate bi
jaxase ko ci même planche nga xam ne day perturber day gëlëmal ravageur bi nga xam ne fii dafa tàmm di fekk soble wala lii bu temee ba gisu ko xëy na dina migrer dem feneen. jërëjëf Mouhamadou Lamine Sow ak Aïssatou Sow ñi jàpp ci xarale gi yéen ñi ñuy déglu tamit ñi leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw. tey di àllarba bonne santé animale di wérgu yaramu ko jur gi dañ ciy ànd ak Abdoulaye Cissé. dal leen ak jàmm. jaroon nañu gëstu xool ñaata fas ak i mbaam ak i mberkelle am ci biir réew mi ONG Brooke def gëstu bi jàpp ni seen lim ëpp na 1 million. ba tax na bu ngeen gisatee ku yor saret wala watiir bu leen jàpp ni liggéeyu baadoolo la ndax léeg-léeg bu gaay di wàcc danañu yóbbaale lu takku. Emmanuel Bouressar moo jiite ONG Brooke. su fekkee ne mala yi dañuy indi koom-koom suñu wareef mooy toppatoo leen. gis ñu valeur bi nga xam ne moom la mbaam bi di indi parce que lépp loo ko teg dina la ko nangul am nañu njëriñ parce que dañuy indi koom entre 7000 et 15000 francs CFA. lii tax nag lu waay di liggéey rek war cee farlu ñi yor fas war a sàmmonteeg ñoom toppatoo leen ba mu mel ni seeni Mercedes la wala seen Ferrari. lii yitte wér-gi-yaramu mala yi fii ci Ndakaaru du lay see yitte ca Kédougou wala beneen dëkk ñu daagu fekk sunu ndaw Ibrahima Jabaxate ca Kédougou ko nekkal. Ismaïla Thiaw moom mooy kan. médecin vétérinaire te mu jiite service régional bu élevage fii ci diwaanu Kédougou. waaw kay waajangoog docteur Thiaw foofu moom ca Kédougou luy tawatu jur geeg mala yi. waaw daanaka ci biir région bi am nañu ba ñaari feebar yoo xamante ni ñu ngi tubaab mu ngi leen di tuddee des maladies endémiques maanaam daanaka dañu dëkk ak ñun mooy tripano d'ailleurs sax sunu xeetu jur gi dañ ne ils sont tripano tolérants maanaam daanaka rek am nañu luñ tuddee immunité ci wàllu feebar boobu ñu tuddee tripano am nañu xeeneen xeetu jur yu nga xamante ni dañuy dugg ci région bi yu demee ni ki pël-pël yu demee ni ki tulaabir yi yu demee ni ki race malien yi boo demee ci nag yi tamit cobra bi dafiy dugg gouzera bi dafiy dugg et cetera donc ba tax na feebar boobu day laal jur googu di dugg ci biir région bi mooy trypanosomose beneen bi mooy Newcastle mooy peste bi nga xam ne day laal ginaar yi boobu tamit am na dayoo fii ci région bi. monsieur Thiaw ban façon taxawaay ngeen am pour jaamarloo ak feebar yooyu. aar jur gi maanaam ñaq leen. waaw daanaka fi ñu toll nii maanaam wér-gu-yaram benn la ci système boobu ñu tuddee One Health wér-gu-yaram nekk benn dootul am xaaj ak seen ci wér-gu-yaram yi donc confirmer feebar boobu la. monsieur Thiaw est-ce que am na ay mala yu jot a dee bu ñu amee xeetu feebar yooyu. waaw bien sûr boo xoolee ci arrondissement bu ñu naan Bandafassi dem naa fa mission quelques pertes di perte yooyu bi ñu defee diagnostic bi xam nañ ni feebar boobu moo ko waral. maa ngi lay gërëm di la sant ma fàttali rek Ismaïla Thiaw yow médecin vétérinaire nga yow yaay njiit bi fii ci service régional élevage bu Kédougou. Ibrahima Jabaxate jërëjëf bonne santé animale fii lay yem. Seydou Nourou Ba di dalal tey jii lieutenant colonel Maguette Mbaye moom mooy directeur bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug xeex lii di xataay bi ci dëkk bi ak setal beek setali ba di maanaam directeur de la lutte contre les encombrements nekk ca ministère bi ñu dénk wàllu urbanisme ak hygiène seen waxtaan bokk na ca bilangu phase bu njëkk ba nu dooroon waaye tamit ñaareelu phase bi nga xam ni door nañ ko ni ki démb ñu déglu leen. jaajëf xaaj ndate yéen itam jaajëf ci ànd bi déglu rajo Futurs Médias ñu ngi ak lieutenant colonel Maguette Mbaye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax Seydou Nourou. encombrement yi ci mim réew maanaam commerçant yeeg mécanicien yeeg yeneen ni ñu nekkee ci teli yeeg ci mbedd yi nga jëlee leen fa nga nag dépendre ci ministère bu urbanisme ak hygiène publique yow tàmbali ngeen ñaareelu phase jëm ci jëlee leen ni ki démb ngeen ko tàmbali waaye laata ñu ci waxtaan première phase bi ndax mën nga ñëw ci defal bilan bu ndaw. voilà donc bilan première phase bi lu ma lay wax rek mooy Sénégal moom surtout Ndakaaru yoon yeeg jaarukaay yeeg yëpp daal dañ ko encombré noonu laa ko mën a waxee ay cantines ay gargotes ay tabliers ay kiosques ay enclos à moutons ay extensions ay restaurants ay aires de lavage ay parking de véhicules ay épaves de véhicules ay garage mécanicien ba xam ni kenn mënatul dem kenn mënatul dikk boo gisee circulation bi ni mu méttee nii ci Dakar loolu lu ci ëpp loolu la te loolu day indi benn situation également d'insécurité parce que booy xool Stade Léopold Sédar Senghor mais am na benn heure yoo xam ni kenn ñematu fa woon jaar parce que ay garage mécanicien ñoo fa nekkoon ay épaves nit ñi fa lañ daan làqatu ku romb ñu agressé la def daw balaa ngay kii dugg nañ ci oto yi donc loolu moo tax pouvoir public yi jël ay dispositions yu ferme ne léegi il faut que ñu dégager voies yëpp lu ñuy wax xàll yoon ci xàll yoon boobu nag lañ nekk tàmbali nañ ko depuis 12 juin 2019 te ñu ngi ci am vraiment
ay saytu nañ ko daal vraiment am nañ ci ay victoire yu wóor a wóor a wóor ndax bu may wax victoire mooy mun naa bamtu aussi ak yi nga xam ni def nañ fa liggéey boo xam ne ñëpp gis nañ ko teg nañ ci seen bët. waaw su fekkee permettre nga ma. waaw acca demal. waaw d'accord donc axe yi commencé nañ mosquée omarienne Malick Sy sur nos sport ñu dindi ko. également grande mosquée ci ginnaaw ak avenue Blaise Diagne booy xool miiru stade bi dindi nañ ko ba mu set wécc léegi te loolu ça fait des années kenn mosul gis miiru stade li meloon accroché gars yi di jaay foofu lu ne dindi nañ ko léegi dindi nañ également corniche est bi yëpp ba jaar par Lagon ba dem ba Cap Manuel ba wàccaat assemblée nationale parce que assemblée nationale sax booy xool parce que loolu doy na waar suñu assemblée nationale ci kanam mu am ay épave de véhicule ay mécaniciens ay garage de fortune dindi nañ loolu lépp continuer dem yoonu avenue Cheikh Anta Diop bi université devant l'NDSS continuer nañ ba axe Wakam bi ñëw jël Carrefour ñaar ancienne piste mooy les 2 voies de Mermoz la jël nañ ko dindi nañ aussi parking stade Léopold Sédar Senghor def nañ ay guddi yu bëri daal yoo xam ne daal def nañ ko liggéey bu mucc ayib ba ñëpp gis nañ ko et ñu ngi continuer loolu mooy première phase. daanaka juróom benn weer booba tey ci manqué bëriwul ndax dañu faral di gis à chaque fois boo leen jëlee ay nit ñu ñëwaat fa ndax jot ngeen saytuwaat diggante boobee ngir xool ndax vraiment réussite la. waaw réussite la parce que ñi koy def ñooñu ay éléments isolés la mais dañuy ñëwaat foo xam ni defaroon nañ ko ba pare loolu problème suivi la posé woon mais loolu saytu nañ ko ba xam lan moo koy saafara li koy saafara mooy saa yu ñu paree opération désencombrement dañuy daal di jël. opération désencombrement saa ñu ko terminé dañuy jël benn dispositif de sécurité teg ko foofu ay ASP la ay écovigile ay agents de la mairie concernée mais ñooñu dañuy appuyé wu ci force régalienne de sécurité yi mooy police gendarmerie pour ñu mun leen jàppale ci liggéey boobu parce que bu fekkee ñoom kese def gars yi mu xëy na mun nañu bañ a dégg lu ñuy wax mais bu ci police bokkee ak gendarmerie ñëw taxaw day daal di yomb ci ñoom léegi noonu la ñuy def pour saytu suivi bi pour bañ nit ñi dellu si waat mais nag mbirum encombrement dafa nekk loo xam ne tamit mentalité yi il faut mu changer parce que nit ki day ñëw gis benn yoon mu ne fii kat ab pàkk xaar ba def ci daal yoonam nekkul ci ndax mi ngi déjà déranger ñi nekk à côté wala ñi dem ak dikk ndax dina am forom boobu moom daal na am ab pàkkam teg ko foofu ba du tegee pàkk ba pare du ci yem day occuper trottoir bi yëpp def ay extension boo ko bàyyee mu tabax fa toog ko loolu mbir yooyu yëpp la ñuy xeex te ñu ngi ciy xeex te duñ ci sonn duñ ci tay ñu ngi ak lieutenant colonel Magatte Mbaye directeur lutte maanaam moom la ñu dénk lépp lu jëm ci xeex jëlee fi yenn yi ci télé yeeg ci mbedd yi encombrement yi waaw sommation yi nan lay demee ndax yéen boo leen di def lii di opération de désencombrement sommation bi ndax da ngeen koy joxe xaw a yàgg tuuti laataa ngeen di ñëw. waaw sommation yi dañ ciy jël matuwaay parce que xam nga looy def rek da nga koy teg ci yoon parce que loolu c'est la légalité de l'action looy def rek da nga koy saytu teg ko ci yoon population yi bu fekkee même occupation voie publique déjà infraction la mais da nga koy yëgal ne ni ko lii ngay def nii infraction la tegoo ko ci benn yoon wax ko li tax tegu ko ci yoon léegi ñun dañu am benn arsenal juridique ay articles yoo xam ci la ñuy basé wu pour def liggéey boobu léegi articles yooyu lañ lay bindal ci benn këyit def ko ci préfet bi moo koy signé jox ko ay ndaw ñu wër képp koo xam ne yaa ngi taxaw ci kaw tali bi par exemple bu ñu jëlee benn axe boo xam ne dañ ko war a désencombre ku ci nekk dinañ la jàpp ab këyit ne la nag nguur gi nee na lii baaxul te dañ koy aaye donc mbedd bi na nga ne mbeddum buur la damay daan sama doole waaye mbeddum buur nee na da nga fay jóge parce que li nga def nii tegoo ko fenn parce que population bi seen bopp sax ñoo soxla am benn un meilleur cadre de vie donc bu boobaa dañuy ñëw jox la ko ba pare nag ne la may nañ la une semaine wala 2 semaines yoo xam ni nga préparé wu jël say bagage boo bañee dara yàqule parce que bu ñu ñëwee duñu la dootuñu la may dara dañuy ñëw rek jël ñu yóbbu mais ñu ci bëri nag boo leen ko joxee dañuy def ni yow da ngay caaxaan mais jour bi ngay ñëw ci guddi gi nag dañuy xam ne yow miy caaxaanuloo jël ay téléphone di téléphoné après pour ñëw pour intervention mais intervention boobu weesu na quoi vraiment ñun am nañ soutien autorité ci li ñuy def nii et puis moyens yëpp yu ñu demandé ñu koy jox en tout cas au niveau du ministère avec le ministre Abdou Karim Fofana donc vraiment ñun dañoo bàyyi rek ak suñu xel ñu ngi liggéey bi et puis li ci gën a am importance mooy population bi dañu ànd ak ñun population suñu boppam parce que ñun bu ñuy liggéey sax population dañuy génn kontaan ci ñuy def exemple bu ma lay jox rek mooy stade bu keroog bi ñu koy liggéey dafa mel ni dafa am lu xew foofu ñëpp a ñëw taxaw kontaan ci loolu. ban stade la woon. stade Léopold Sédar Senghor. voilà ñëpp mais ñi nga xam ñi ngi tabax foofu seen kër yi nee na jamono si ñoo xam dañuy ñëw ba ci yow ne la sëñ bi vraiment li ngeen def nii xamul leen ko. ça fait des années ngi nii mënuñu noyyi. dañ ko yàgg soxla ñemuñ jën li ngeen def nii vraiment et puis voilà population bi daal ñoo soxla meilleur cadre de vie
Sénégalais xam ngeen nag Sénégalais moom dafa bëgg boppam et puis dafa set soo ñëwee bëgg a jël buntu këram def fa takk fa ay fas yàq foofu. wala dafa table menuisier waaw wala def ay menuisier sa buntu kër. waaw menuisier sa buntu kër daaj bi mécanicien yi di daaj jël ay scie à métaux di dagg ci guddi gi. vraiment nit ñi c'était des nuisances sonores et olfactives. seen liggéey bii dafa mel ni Dakar rek la yem de ndax nga fas yéene génn dem ci banlieue bi. non du Dakar parce que booy xool ñun banlieue bi commencé nañ boo xoolee Guédiawaye def nañ ko. temps la passé def nañ ko temps la passé. génn nañ sax tuuti dem Castor Guédiawaye dem Rufisque et puis waa Thiès def nañ. et puis loolu day continuer waaw parce que c'est sur l'ensemble du territoire de la République ça veut dire que Sénégal wër nga këpp lañ boole lañ defal programme bi. dafa mel ni tamit du nit ñi kese ngeen di ciblé dafa mel ni tam nag yi ni ñu nekkee ci dëkk bi fu ne Ndakaaru banlieue da ngeen tam jël nag yooyee boole leen ci désencombrement bi. waaw parce que nag itam booy xool encombrement waaw sama mbokk pël yi man séeréer la moo tax naa leen ab pël moom bu amee nagam dafa naa ci waaye nag léegi nag ñëpp ko am de. waaw mais nag ñëpp ko am léegi mais xam nga def ñu si dugg nag parce que pël yi sax seen nag ñoom ñu ngi ko bàyyi fële daal lu ci ëpp en tout cas mu ngi tàlli bi waaw mais daf ci am ñoo xam dañ ci rax nekk ñu ay pël jël ay nag sànni ko ci biir dëkk bi léegi comme que ñoom affaire alimentation daf leen jafe léegi li yomb mooy nga sànni nag yi ci biir dëkk bi ñu dem mbëkk restaurant jàmbur lekk li fa nekkoon wala ay nag yoo xam ne dañu daaneel ay table di jaay ci mbedd bi voilà femme bi sax kii togg sax bu jéem a def résistance ñu mbëkk lekk la fa nekk yàq lépp buñu demee ci mbalit yi daaneel mbalit yi tasaare ko ci biir réew mi vraiment li ñuy yàq bëri nag yooyu tam li ñuy def mooy boo comment dirais-je